ñoo ëppale sida xale yi nga xam ne dañu am 15 18 ba 24 ans mais bu ñu jëlee xale yooyu dañu gis ni xale yu jigéen yi am nañu lu tolloog ñetti yoon plus que xale yu góor yi li ñu am. donc ñun léegi dañuy affiner suñu analyse yooyu yëpp pour comprendre parce que duñu ne rek suñu taux de prévalence dafa wàcc. on croise les bras bu boobaa yëf bi mën nay màgg ci suuf ba jékki-jékki ëpp ñu loxo. donc loolu moo tax ñun xayma yooyu yëpp dañ koy def maintenant loolu population générale dañu seetlu ci wetu population générale am na d'autres populations yoo xam ne ñun moom lañ tuddee les populations clés. mooy ñi nga xam ne ñoo ëpp risque am sida. ñooñu dañu gis ni sida foofu ci ñoom dafa xaw a jéggi dayoo parce que soo jëlee jigéen yi nga xam ne dañuy génn daanaka wàcc na bu baax a baax a baax ba gën a yées même 10% mooy fukk mooy 10% mooy benn nit mooy fukki nit yooy jël kenn. par exemple boo fekkee ni da nga jël góor yi nga xam ne dañuy sëy seen biir foofu àgg na presque 20% mooy fukk ci fukk ñoo jël ci ñooñu am na ñaar ci ñoom ñu am sida. xale yi jël drogue tamit même chose la am na 9,2%. ça veut dire que presque fukk yoo jël am na kenn ko am sida. donc ci ñooñu quand même yëf bi jéggi na dayoo surtout que sida ñun dañu tàmm wax ni bu dépassé 3% rek fukk yoo jël ñett am ko rek ça devient incontrôlable. donc dans ci population ñett yooyu ma la wax sida dafa xaw a jéggi dayoo ñu amaat yeneen ñaari population yoo xam ne ñu ngi leen di surveiller parce que dañu gis ni sida bi day yéeg ci population yooyu mooy ñi nga xam ne dañu dund ak way laago les personnes vivant avec handicap nga xam ne sida bi mën na dem ba 2% ci ñooñu. beneen population boo xam ne ñu ngi koy surveiller mooy les populations carcérales ñi nekk ci kaso yi ñooñu tamit dañu gis ne sida bi am nañu 2%. donc lu ëpp ñaari yoon li ci population générale. donc booy xayma sida ni mu distribué wu ci population yi noonu la. maintenant yan gox lañ koy gën a gis damay wax toujours boo seetloo au sud du pays et à l'est. donc dañu gis ne mooy dëkk yi nga xam ne dañoo am frontière ak Guinée-Bissau. Guinée-Bissau nekk dëkk boo xam ne presque moo ëpp sida ci Afrique de l'Ouest te damay tàmm di wax ne ki dëkk Kolda am frontière ak benn région wu Guinée-Bissau boo xam ne mooy région bi ëpp sida ci Guinée-Bissau kooku ñooñu lay gën a jàmbarloo ñooñu lay gën a ñooñu la gën a jege que sax ñi nekk Dakar. donc au niveau des frontières bu ñu seetoo population yi benn lañu ay mbokk lañu dañuy demlante dañuy dikkalante te dañu am ñëpp xam nañ marché jaww bi ba nga xam ne dañ fay tase donc xëy na loolu bokk na ci facteurs yi nga xam ne moo tax les régions du sud et du sud-est nekk fi ñu gën a gis sida ci Sénégal. ci loolu ci say biir wax xam la nga ni jigéen ñi ñoo ci gën a am doomu jàngoro sida lu ko waral. alors li waral loolu lu bare la d'abord jigéen ci ni mu bindoo moo gën a yomb am sida góor boo gisee bindu jigéen nga xam ne genre réceptacle la dafa mel na jigéen sécrétion yi day taaju ci biiram xam nga buy taaju échange yi ci lay gën a bare ci lay gën a yàgg. jigéen ci biologie am na cycle yoo xam ne dafay gis mbaaxam buy gis mbaaxam dina am ay gaañu yu ndaw yoo xam ne day gën a tax muqueuse am imperméable donc day virus bi day gën a yomb mu jàll ji. ci toujours jigéen ni mu bindoo suy am benn relation gaañu day gën a yomb ci moom que ci góor bi donc que infection jóge ci góor dem si jigéen dafa gën a yomb biologiquement loolu yàlla moo ko bind rek moo ñu ko bindee mooy bindu jigéen. maintenant au-delà de bind boobu leneen li ñu gis mooy dañu seetlu ni sida ñi gën a néew doole lay gën a dal sida ñi gën a néew jàng lay gën a dal te boo seetloo ci société yi suñu société bu ñuy comparer jàngu jigéen ak jàngu góor jigéen ñi ñoo gën a néew jàng ñoo gën a néew doole muy affaire pauvreté. sida am na aussi tuuti relation boo xam ne genre leadership la xam nga bu fekkee ni jigéen mënuloo dans ton couple négocier ba sa partenaire jël préservatif même bu fekkee ni wóoluwuloo ko
wala xam nga sax ni mi ngi dem feneen mënuloo ko imposer préservatif donc c'est du maa ngi wax leadership mais c'est une question de pouvoir donc manque de pouvoir boobu tamit tax na jigéen ñi xaw a néew doole donc mën nga gis sa partenaire nga xam ne xëy na mi ngi dem feneen wala dara wala mu leer la sax mais mënuloo ko imposer préservatif et c'est peut-être même mal vu nga imposer ko yenn yi donc jigéen dafa am benn conjonction de facteurs boo xam ne boo ko boolee mooy tax jigéen yi vulnérable mais ce qu'il faut voir mooy que ne ñun dañu seetlu ne même bu jigéen ñi gënee vulnérable ëpp sida ëpp bi dafay wàññeeku d'année en année moi je me rappelle am na ay fukki at ak juróom ci kanam dañ daan wax naan benn góor boo jël am na ñeenti jigéen yu am sida al jamono di dox ba ñu ne benn góor boo jël am na ñaari jigéen yu am sida tey benn góor boo jël lu yées benn jigéen moo am sida xëy na benn góor il faut nga jël ñaari góor nga am ñetti jigéen yu am sida ça veut dire que sida bi mi ngi reculer ci jigéen ñi au point où ñun suñu programme yi dañu ne il faut que ñu xool aussi pourquoi góor yi duñu ñëw seen programme parce que jigéen ñi boo seetloo ñoom ñooy gën a ñeme ñëw hôpital d'abord danañ ñëw hôpital naturellement parce que affaire ëmb jigéen il faut da ngay dem dafa bokk ci ñun loo xam ne jigéen ñi nangu nañ ko boo ëmbee di nga dem hôpital seeti sage-femme te léegi comme sage-femme yi dañuy proposer dépistage jigéen ñi xam naa loolu tamit tax na sida bi gën a reculer tuuti si jigéen yi ñoom ñooy gën a faju ñoom ñoo ñëw hôpital au point où maa ngi wax léegi ma ne suñu programme dañu commencé di réfléchir ne il faut ñu dem seeti góor yi anañu parce que góor yi duñu ñëw jigéen ñi ñooy gën a ñëw. ci loolu nga dugg ci programme bi léegi ñu am ab tëralin bu yees boo xamante ni teg ngeen ko muy fexe xeex doomu jàngoroy sida fii ak 2030 ci loolu ñu jël 3,90 yi luy loolu. waaw dañu ne def nañu déjà 20 ans di faj sida parce que 20 ans 98 lañ ko commencé faj ba léegi. ça fait 20 ans ñuy faj sida bi ñuy faj sida ba léegi daanaka am nañu ay résultats ndax lu demee ni ki Sénégal xëy na lu yées tuuti genn wàll ñi am feebaru sida ñu ngi jël garab boo jëlee ci àddina bi xëy na 40% boo jëlee fukki nit yu am sida ñeent ñi ñu ngi jël garab donc loolu jéego yooyu ñu ngi ko def en 20 ans. mais dañu ne léegi nga xam ne science dafa avancé ba ñu prouver que ni garab yi non seulement c'est efficace boo ko jëlee dootu ñu natt sida ci sa deret mais boo ko jëlee dootoo wàllaatee dañu ne est-ce que duñu seet ñi am sida yëpp ñu jox leen garab yi comme ça sida dootul wàllaatee loolu mooy rompre la chaîne de transmission te ñu ne loolu bés bu ñu ko arrivé ça veut dire que mën nañ fi jëlee sida. donc loolu moo indi orientation bu bees bi ñu ne léegi naka la ñuy def est-ce que dañuy xaar ba 2030 ñu natt xool ndax dindi nañ fi sida wala dinduñu fi sida stratégiquement c'est pas prudent pour ñu xam ndax stratégie boobu dina dox dañu ne nañu wut benn étape muy 2020 yooyu ñu teg ñetti 90 ñu ne il faut que 90% ñi am sida dañuy xayma par exemple ni Sénégal am na 45 000 personnes yu am sida 80% de ces 45 000 personnes il faut que ñu mettre leen sous traitement mooy peut-être 40 000 personnes yi il faut que ñu mettre leen sous traitement après ñu ne il faut que 90% de ñooñu ñu mettre sous traitement ñu dépister leen premier 90 bi donc 45 000 yi il faut que ñu génn leen dépister leen ñu génn xam ne ñii ñoo am sida ci ñooñu am sida au moins 90% ñu jox leen garab ba pare 90% de ñooñu di jël garab dootuñu wàlle sida mooy ñu am charge virale bu indétectable ñu xalaat ne loolu buñ ko defee en 2020 mën nañu xalaat ne en 2030 danañu éliminer sida comme problème de santé publique loolu la 3,90 di tekki ci éliminer fexe ba seen charge virale nekk indétectable day tax dootuñu wàll doomu jàngoro ji wala dootuñu gis feebaru sida ci seen yaram danañ bu ñu arrêté garab yi mu dellu si donc dootuñu gis doomu jàngoro bi ci seen deret ça veut dire que dootuñu ko wàllee
ci loolu barki dem ñu dem ci seen journée scientifique yi ngeen organisé woon mu am ab kii bu yees bu ñu fa dégg muy Tatarsène. lan mooy Tatarsène. en fait léegi damay expliquer ne la bu fekkee ni dañu bëgg déjà li ñu def en 20 ans ñu achevé ko on est en 2017 ba 2030 ñu achevé ko en 12 ans dañu ne il faut que ñu xool naka la ñuy def il faut que ñu changer doxalin bu fekkee ni da nga bëgg def distance bu gën a gudd en posant les mêmes pas doo mën def distance bi. donc pour nga def distance bu gën a gudd il faut nga gën a gaaw il faut nga yokk pas yi ngay def il faut nga yokk nombre de pas wala nga yokk pas yi mu gën a donc jéego yi gën a gaaw dañu ne donc il faut que ñu gaaw góorgóorlu gën a gaaw ci ni ñuy xeex feebaru sida gën a réyal gën a yaatal ni ñuy xeex feebaru sida donc loolu dañu ne naka lañ koy defee il faut comme dans le premier 90 chercher les gens et les tester et les traiter avant sida dafa doon def boo ñëwee nga def dépistage bu ñu la dépister ba xam ne da nga am feebaru sida dafa am ay recommandations yoo xam ne moom la OMS teg ne nit ki bu amee sida dafa am benn analyse booy def bu tudd CD4 da ngay mesurer le taux de CD4 CD4 mooy ay globules blancs la yoo xam ne mooy daanaka soldats yi nga xam ne moo ñuy aar contre les maladies sida dafa nekk feebar boo xam ne bu duggee sa yaram dafay attaquer soldats yooyu dafa mel na nga dugg ci dëkk nga attaquer soldat wu dëkk ba xam nga dëkk boobu dëkk bu ndaw bu jóg da koy yeb da koy mën na ko gagner parce que dafay faible amul ku ko protéger donc sida bu duggee sa yaram soldat yooyu lay attaquer rey leen les globules blancs léegi bu fekkee ni dañu natt taux de globule blanc boobu les lymphocytes CD4 gis que ni dafa toll lu yees 500 moo doon natt bi kooku dañ ko war a mettre sous traitement bu ëppee 500 CD4 kooku mën na xaar jarul mettre sous traitement parce que am na lu ko aar contre les maladies yi ko nar a sonal loolu moo doon recommandation OMS ñu ko doon tëral boobu ba léegi maintenant tester et traiter lu mu wax dafa ne léegi amatul CD4 amatul natt CD4 comme dañu bëgg non seulement traiter nit ki ba du feebar loolu moo taxoon ñuy natt CD4 yi di seet ndax kii dafa nar a feebar wala naru feebar léegi bu nit amee sida soo ko testé rek na nga ko traité comme ça en même temps non seulement du tëdd feebar mais dootul wàlle parce que léegi liñ ci yokk mooy pour mu bañ a wàlle donc léegi dañu ne dañuy testé tout le monde mettre leen sous traite léegi Sénégal ñun ñu def suñu stratégie nationale naka la ñuy tëralee testé et traité boobu mooy ñu def test all treat all and return all au Sénégal donc ça veut dire loolu mooy Tatarsène traité test all TA treat all and return. ci loolu nga ni léegi il faut ñu dépister nit yi pour mën leen a xam traité. sànq nga xamal ni jigéen ñi bu ñuy ñëw hôpital mu ëpp góor ñi est-ce que dina yomb dépistage boobu. alors jigéen ñi donc dépistage bi moom dana jafe te ñun xam nañ ko. parce que déjà xam nañ ni ñi ñu njëkk dépister ñoo gën a yomb dépister ñoo xam ne da nga sensibiliser ni ñëw leen rek ñu ñëw dépister leen am na ñoo xam ne feebar xëy na moo tax ñu ñëw ñu dépister leen mais am na ñoo xam ne dañu ñëw volontairement mais ñi ñëwul am na lu leen téye te xëy na loolu leen téye il faut ñu vaincre ko am na yoo xam ne ñëwuñu parce que dañu ragal sida am na ñoo xam ne ñëwuñu parce que ñemewuñu service de santé yi am na ñoo xam ne ñëwuñu parce que sentiruñu besoin bi en tout cas ku nekk am na lu tax wala ñëwuloo parce que am na loo xam ne xëy na bëgguloo nit ñi xamal la ko c'est légitime xëy na nga nekk par exemple góor boo xam ne da ngay am relation ak yeneen góor xam nga ni soo ñëwee ñu seet sida wala ñu seet benn feebar mën nañ la xamal nga toog ne bëgguma ku ma xamal donc il y a beaucoup de raisons mais ñun il faut qu'on aille au-delà de ces raisons loolu moo tax léegi stratégie de dépistage yi dañu leen di cibler pour di dem di offrir dépistage yi fi ñu gën a xalaate ni foofu la ñu ëpp chance su trouver ko am sida mooy ci population yi ma la njëkk a wax ci njëlbeen
te loolu mooy tax importance su ñuy def suñu études yooyu di xool ci yan population le sida ëpp pour gën a mën a dem ci population yooyu offrir leen dépistage du yomb nag par exemple jigéen yi ëmb les femmes enceintes foofu je pense que chaque fois damay wax ne pour man sage-femme yi def nañ ci liggéey bu doy pas je peux pas dire bu doy liggéey bu rafet parce que léegi presque jigéen yi ëmb yëpp bu ñu demee ci sage-femme dana leen wax ñu def dépistage mais li des mooy sage-femme boobu bu jigéen bi amee sida war ko mën a jox garabam topp ko bu doomam juddoo mu wax ko naka la mën a def pour xam ndax doomam am na sida wala amul sida. jigéen ñi nga xamante ne dañuy génn wóor góor guy sëy ak moroomu góoram wala tamit ñi nga xamante ne dañuy drogué wu di injecté di utiliser ay injection léegi ñooñu ñu gis ni taux de prévalence dafa élevé bu baax a baax yéen en tant que ay dóori ñu fi teg pour ñu xeex wàllum sida yan matuwaay ngeen di jël pour fexe wàññi taux bi foofu. alors matuwaay bi rek mooy ñooñu dañu war a dépister wu traité wu dépister wu traité wu pour aar seen bopp mais traité wu pour bañ a wàll boo jëlee ñoom ñett ñëpp jigéen bi génn góor bi sëy ak beneen góor wala kiy jël drogue dañuy am ay compagnon wala compagne dañuy am jabar wala ñu am jëkkër même góor yi sëy seen biir dañuy am jabar donc il faut que ñu faju pour bañ a transmettre feebar bi seen jabar wala seen partenaire donc ñun li ñuy def mooy ñetti population yëpp boo seetloo dafa nekk ñoo xam ne ñoom ñetti ñëpp yoon dafa xaw a dal ci seen kaw parce que ñun suñu dëkk dañuy tere góor sëy seen biir dañuy tere consommation de drogue te même prostituées yi amuñu droit taxaw ci mbedd mi di jaay seen bopp donc ñett ñooñu comme yoon dafa dal seen kaw il faut nga am ay stratégie pour mën leen a jot pour dépister leen war a leen traiter stratégie bi ñuy gën a utiliser mooy dañuy jaar on passe par les pairs am na ci ñooñu groupe yooyu yëpp ñoo xam ne dañuy liggéey ak suñu service yi ci seen ay association ay ONG yu leen di encadrer ak yu demee noonu léegi ñun ci ñooñu la ñuy jaar ñooñu xam nga fu loxo xëy na état mënul dem parce que état day offrir ay services am ne ñëw leen dispensaire baa ngi nii mais xëy na du ñëpp ñooy ñëw ñoom am na ay lieux yoo xam ne fa la ñuy dajee ñi koy fréquenter ñoo fa xam ñi bokk ci ñoom ñoo ko xam donc ñun ñooñu lu ñuy liggéeyal pour ñu dem fekk leen foofu dépister leen indi leen ñu ñëw jël seen ay garab. docteur ñu dem seeti yenn élément bi te dellusiwaat. dama xam ne ñun association AWA dañ ko créé depuis 1994 à partir de la polyclinique ndax ku nekk xam nga ni polyclinique ñiy génn centre bi nga xam ne mooy centre bi gën a rëy polyclinique la nekk mais Sénégal nag am na yeneen centre yu nit ñi xamul mais à travers les autres régions am nañu ay centres yoo xam ne c'est au nombre de 16 et de plus en plus même ñi ngi créer ñi ngi teg ay centres secondaires parce que c'est pour faciliter l'accessibilité politique bi ñuy def nag muy structure santé yi ak ñun ñi nekk ci ONG yi dara parce que ñun ñoo bokk dëkk bi ñii sa frère lañu ñii sa sœur lañu te bu ñu seetaanee bàyyi ñenn ñi ci benn jëfalin bi mun nañu dem ba suñu frère wala suñu rakk wala suñu doom gàddu feebar donc ñu ne il faut jigéen ñooñu nga xam ne ñëpp dañ leen a rejeté bàyyi leen ñun ñoo leen jël di leen encadrer di leen yedd di leen wax li ñu war a def tout ça pour rek xeex doomu jàngoro sida bi du encourager de parce que ñun ñëpp xam nañ ni dañu am suñu religion dañuy pratiquer dañu am suñu gëm-gëm te kenn bëggul sa doom xëy na nekk ko mais liñ ciy def mooy comme nekk nañ ci pour le moment dañ leen di yedd dañ leen di joxe moyens yoo xam ne dañuy liggéey ñu ngi ciy xeex ci loolu dëgg la nag affaire boobu moo gën a metti suñu volet boobu moo gën a metti mais ñu ngi leen di jàngal ay métiers ñu ngi leen di jox xaalis pour ñu liggéey pour mun ci génn parce que exclusivement liggéeyu jigéen ñi jigéen ñi génn ci Sénégal pauvreté la exclusivement il y a de rares cas yoo xam ne par convenance personnelle lañ lay wax mais la grande majorité dañu am njaboot dañoo tàggoog borom kër yi dañu amee njaboot gi war leen entretenir war leen dundal war leen fayal ñu jàng école devant ce tableau nag toujours day xaw difficile donc loolu yëpp nag ñun bi ñu créé association bi boobu ñu koy créé année boobu looloo taxoon ñu ni
nañu jug ñu jàppale jigéen ñi ñu xeex sida bi pour mu bañ a tas ci ñoom parce que xamoon nañ ni sida bi buy tas ci ñoom lay tas. C'est un problème de société fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi kenn mënu ci dara. prise en charge bi lañ koy def parce que dañ leen di former dinañ leen jox ay xam-xam pour ñu nekk père éducatrice pour ñu mën a yeete mën a yee seen bopp yee seen i moroom dañ leen di jëndal ay garab bu ñu feebaree loolu amoon nañ ko mais c'est vrai que boobu volet moom temps yi suñu programme bi nekku ci. bu ñu feebaree pour bañ rek ñu dem wàlle ñeneen ñi pour feebaru sëy yi teel fi jóge dañ leen daan jëndal ay garab pour ñu faj leen ñi ci am jàngoro sida bi dañu am seen i médecin yu leen di suivre mais bu leen médecin yi di suivre dañuy bind ordonnance jox leen ñooñu bu ñu amaan moyen dañuy jënd garab yi jox leen ñu faju wax naa am nañu AGR mooy activité génératrice de revenu dañ leen daan jox formation en métier jàngal leen ni ñuy defaree transformation des céréales ni ñuy def transformation des fruits bon ñii def batik ñii def kii donc ñooñu ñëpp ñu jàngal leen métier yooyu jox leen moyens yoo xam ne mën nañ def activité yooyu mais xam nga nag groupe gi ñu bokk moom activité liggéey jaay moom dina dox de waaye du mën a dox nañ ko bëggee mais ñi ngi ci découragé wuñu ñi ngi ci di gën a waxtaan ak ñoom di leen gën a ñaax di leen gën a xamal ni lii amul njëriñ. docteur lan mooy rôle ONG yi association ak relais communautaire ci xeexum sida bi. alors xam nga léegi maa ngi expliqué ni ñun service su état la ñu bu fekkee dafa am loo xam ne dañ ko tere mën nañu wut ay autorisation yooyu pour dem ca mais mën na yéex wala bu ñu accès ñooñu xam ne ñii ay service public la ñu daw nëbbatu ji mais bu fekkee ni ONG la wala association d'abord ñoom mën nañu dem fu ñu bëgg dem parce que am nañu boobu liberté ñoom ci communauté bi la ñu soxeekoo donc ñoom ils seront mieux acceptés par la communauté loolu moo tax ma doon expliquer tout à l'heure que ni ñun dañuy identifier ay pairs parmi ñoom des genre relais parmi ñoom yoo xam ne ONG yu mel ni AWA ak ANCS ak ENDA ñoo leen di encadrer ñooy encadrer association yooyu jox leen xam-xam bi nga xam ne moom la ñu soxla pour counseling nit pour dépister ko pour proposer ko dépistage ak pour accompagner ko donc rôle association yi la beneen rôle association bu am importance mooy association yi dañuy sax aider les structures de santé parce que da ngay faj malade jox ko rendez-vous ñëwul nga xaar ñaari fan ñetti fan ñëwul am na association yoo xam ne seen rôle mooy nekk ci structure de santé bi bu médecin bi pare consultation bi dana ne man de sama agenda bindoon naa ci 5 nit mais 3 ñoo ñëw am na ñaar ñoo xam ne fan yëpp ñëwuñu seen rendez-vous association yi dañuy dem seeti nit ki ba këram seet lan moo tax ñëwul gunge ko mu ñëw bu fekkee dafa am problème aussi ñu indi problème bi hôpital wax ni kii de ñëwul lii ak lii moo doon problème am bu fekkee dafa nekk loo xam ne dañ ko war a régler de façon structurelle dina yéeg ba au niveau du programme suñuy programmer suñu stratégie yi ñu dugal ko ci donc ñooñu la ñu tuddee les médiateurs communautaires ou les médiateurs en santé donc c'est des médiateurs communautaires qui aident les structures de santé dañuy jàppale structure de santé yi ci faj bi donc rôle association yi dafa am importance te damay faral di wax ne ñoom dañu ànd ak programme bi depuis bi sida commencé la association yi jóg boobu garab amul ñuy sensibiliser boobu garab amul ñuy dem di distribuer ji préservatif ba léegi garab am ñu gunge structure de santé yi soo mënul joxe garab parce que médecin bi xëy na pour joxe ARV muy garab boo xam ne nit ki bu ko commencé du ko arrêté giiru dundam il faut nga wax nit ki ba mu leer ci boppam nga doog ko jox garab boobu donc médecin bi nga xam ne nag xëy na 30 personnes ñu ngi taxaw ci buntu consultation mu am toute une journée pour consulter xëy na temps bi mu war a accorder ku ci nekk du doy mën na faj maladie mais association dañ koy jàppale ba nga xam ne lu demee ni ki éducation thérapeutique bi association yi mën nañ ko defal accompagnement bi mën nañ ko defal et même annonce parce que yenn saa yi nga annoncé nit ne dafa am sida mu sedd sa ay loxo am comportement boo xam ne da ngay soxla sax keneen ku am sida koo xam ne mi ngi ci sa maladie nga ne ko dama bëgg dénk diw nga waxtaan ak moom pour mu xam ni rek sida n'est pas égal à la mort que yow yaa ngi nii di dox sa ay soxla di liggéey sa liggéey di dund sa ay njaboot te da nga am sida donc foofu également surtout association yi nga xam ne mooy association wu ñu am doomu jàngoro sida dañu ciy jàppale bu baax. docteur ñu seeti élément de dellusiwaat. man sama statut sérologique maa ngi ko xam en 1997.
Bon, c'était difficile au début, xam nga nekk xale am juste 21 ans, juste 22 ans. Donc ñu annoncé la que feebar bu xawoon ci temps boobu métti woon xawoon doy waar ndaxte déjà boobu ARV yi dañ ko doon jënd mu difficile nga nekk ak sa jëkkër mu nekk jeune boo xam ne c'est un débrouillard di liggéeyanti taxale. Donc c'était pas évident daal métti woon na ak ne nekk sous le choc ak xalaat tamit feebar boo xam ne dañu ne mënul wér du wér donc est-ce que je vais m'en sortir dinaa ci génn wala duma ci génn donc yore ay xale doom yu ndaw donc c'était pas du tout facile mais yàlla bari na sutura xeex naa ak moom xeex ak vraiment feebar bi ba nga xamante ni maa ngi continuer di dund macha allah sama jëkkër la bokkal kii bi statut bi moom également mi ngi koy dund positivement. waaw partagé naa ak kenn ci ñoom kenn kooku sama doom la mooy sama deuxième doom donc peut-être que elle est un peu beaucoup plus intelligente que son aîné son frère donc ma waxtaan naa ak moom parce que tout le temps daf ma doon gis may jël ay garab donc papaam di jël garab donc elle se posait tout le temps la question et finalement bi ma évaluer niveau d'intelligence am xool xelam xam ne que mun naa partager ak moom. Donc, on m'a partagé avec moi. Et puis, bon, c'était difficile pour elle au début, mais je lui ai dit que les dieux tournent avant les judo. Tu sais, maintenant, bientôt tu vas avoir 18 ans. Tu sais, maman, et je continuerai à vivre. Combien de personnes ont fait des lignes TV? Ça n'a rien à voir avec le VIH. Donc, machallah. Et puis, elle a nous comprendre quoi. Comprendre et puis positiver. amul am na après ñaari doom bi ma yëgee sama statut mais kenn si ñoom amu ko parce que li Sénégal gën a réussir ci xeexam moom mooy programme de prévention de la transmission mère-enfant te bi may am sama troisième doom bi boobu ñu ngi woon ci phase pilote programme boobu donc ñu dugal ma si biir programme bi ma am un bon suivi parce que un gynécologue moo ma suivre ba ma nekk à terme ñu defal ma accouchement assisté sama doom judd aussi ñu toppatoo ko jox ko li ñu ko war a jox suivre ko ba mu war a def sérologie ñu defal ko dépistage aussi mu négatif donc je pense que loolu aussi te li ñu gën a war a féliciter suñu ay autorités suñu ay kilifa dëkk la xeex bi ñu ko xeex presque 2001 ay 2001 la ñu commencé programme prévention transmission mère enfant te loolu yaakaar naa ni mun naa wax ne que Sénégal réussir na ci à plus de 60%. waaw loolu moom macha allah merci beaucoup Fatou Bintou gis nga man du ma nangu commencé stigmatiser gis nga nit ku nekk yaay am sa fulay bopp li ñuy wax naan am na olof buy wax naan muus bu dabee xaj ci doxin bi la man du ma nangu commencé stigmatiser parce que ñi ma war a stigmatiser gënuñu ma ci benn boor gënuñu ma ci ndey gënuñu ma ci baay gënuñu ma ci taal lu ñu sol laay sol lu ñu lekk laay lekk fi ñu tëdd laay tëdd c'est pas parce que dafa am benn feebar bu nekk ci man ba ci tax nag nit ñi dañ ma war a ber wala di ma boole du ma xaar ku ma ber du ma xaar ku ma beddi te tey jii ñi nga bëri ñi nga xamante ne ñi ngi leen di beddi si doomu jàngoro sida bi ak di leen ber c'est parce que dañu amul dara suñu amoon as tuut wala ñu yaakaar leen as tuut kenn du leen beddi kenn du leen ber seen famille bu ñu yaakaaroon ne tey personne vivant avec le VIH bi nekk ci biir kër gi moo yor kër gi su dul moom du ñu lekk bu dul moom du ñu naan kenn du ko beddi kenn du ko leen ber ñi ñu beddi mooy ñi nga xam ne amuñu dara dañuy sukkandiku wala ñu wéeru ci kaw benn ci seen famille moo tax ñu leen di beddi mais ñi nga xam ne ñun am nañu expérience parce que xam gis nañ personne vivant avec le VIH yi nga xam ne ay soutien de famille lan au contraire seen famille yi nga xam ne xam nañ seen statut dañ leen gën a téye gën leen jàppale parce que ñoom la ñu yaakaar loolu la donc nit ki même boo amulee dara amal sa flag sa fayda am sa dignité su ma amulee tamit man du ma nangu kenn ku may joxañ wala ku may bodd ça moom dama ko xeex depuis le début man loolu sama combat depuis bi ma xamee sama statut ci même année bi la engagé wu dans la lutte contre le sida xeex parce que tey xalaatoon naa ni que man nu ma mën a dundee noonu la ñu leen war a mën a dundee ak doomu jàngoro bi te dund ko positivement et dignement donc mu nekk sama combat ma nekk ci biir réseau personnes vivant avec le VIH di ci militer ba xëy ak sama yenn naataangoo ñu mettre en place une association de femmes vivant avec le VIH di xeex nekk ci structure de santé yi médecins yi di ñu mettre en rapport ak ñi nga xam ne dañ leen dépister nouvellement ñu positif suñu ñëwee ñu waxtaan ak ñoom defal leen dalal leen ne leen nag lii situation bi yéen ak yéen a koy dund jox leen suñu ay expérience jox leen fi ñu jaar xamal leen ne que lii du dara waru leen toog ba lii yàq seen àdduna wala mu yàq seen avenir da ngeen war a dund ak moom jàpp ne lenn mi ngi si sama biir yaram mais je dois vivre avec donc ñun loolu mooy suñu liggéey de tous les jours
bi ñu ko defee ci la ñu gis tey association bi au début ay 10 personnes 11 personnes la ñu woon waaye tey ñu ngi si ay ñetti téeméer bay waaj a egg si ñeenti téeméeri jigéen yoo xam ne ñu ngi regroupé wu ci association bi te loolu suñu liggéey la. parce que tey ñun ñooy ñemee nekk ci structure yi wane suñu bopp ku ñu dépisté ñu la man noonu laay dund depuis tant d'années est-ce que gis nga ma est-ce que nuru naa la ko nga ne déedéet ma ne la dalalal sa xel. c'est pas la fin du monde nga dalal sa xel ñëw association bi gis ñeneen ñi commencé dire que ni ah vraiment man dama war a dund ak moom donc loolu mooy tax tey jii ñu mën a parvenir ba nga xam ne tey ñu bëri tey ñi nga xam ne dañuy yëg seen statut sérologique yëgalatuñu ko seen yaram dañuy nekk rek c'est une maladie chronique bi ma am je prends mes médicaments et je vis avec point barre. effectivement 3,90 yi troisième 90 bi mooy que ni personne vivant avec le VIH yi ñuy dépisté yëpp ci première 90 bi ñoom ñu mën a am seen charge virale indétectable ci troisième 90 bi je pense que loolu bu ñu ci yeggee ñun mën nañu am yaakaar yokk espoir que ni tey sax personne vivant avec le VIH bi nga xam ne dafa doon am tiit am njàqare xalaat muy góor muy jigéen que ne mënuma sëy ak keneen ku dul personne vivant avec le VIH xëy na bu ñu eggee ci foofu moom dina mën a sëy ak keneen koo xam ne du personne vivant avec le VIH parce que charge virale bu indétectable dina mën a tax sax wàllante bi si diggante ak partenaire am boobu yéex trop du cas du ma ne nag risque bi dafa nul parce que xëy na risque bi nul loolu mais à 90 et quelques % risque bi vraiment mën nañ ko supprimer su fekkee ne charge virale bi dafa egg à dafa dem ba indétectable. waaw mais loolu mooy ñun suñu liggéey nous on doit donner une image positive du VIH le VIH n'est plus le VIH bu nekkoon des années 80 bu nit ñi dañuy jeex chétif ñu leen di joxoñ tëdd si kaw lal yi man sama secret du dara man loolu li ma koy wax tout le temps sama première xeex ak doomu jàngoro sida bi c'est ici dans ma tête ci sama bopp la psychologiquement je me dis que je ne vis pas avec le VIH je vis juste ak benn virus ci sama biir yaram des fois damay bu ma tëddee sax si bureau dama naan ko damay discuter naan que virus bi nag temps yaa ngi commencé di yëngal sama yaram bi na nga réglé du kii quoi je me dis que c'est absolument rien du dara donc su ma siburoo je me dis que siburu la su ma leneen danee damay ne lii la du ma dal mukk ba ma def allusion que ni virus bi moom la wala feebar bi moom may bëgg a tëral wala lii wala laa loolu mooy sama combat VIH su ma ci waxtaanee sama lieu de travail la parce que fi may liggéey loolu ci programme VIH la su ma ci waxtaanee ci association bi la bu ma rencontré sama morom yeneen jigéen yi mais su ma demee sama koñ maa ngi ci ngénte yi maa ngi ci ceet yi maa ngi ci tuuru koñ yi maa ngi ci activité quartier bi maa ngi ci lépp luy développé sama koñ sama collectivité locale yëpp lu ñuy def ci activité mairie bi yëpp dama ciy bokk donc samay doom foofu ñoom am vie de famille et tout man VIH si ma buntu kër laa koy bàyyi ci buntu bureau ba ak buntu association fa laa koy bàyyi bu ma ñibbi sama kër waaw donc bon jëlatuma ko sama yaram daal. docteur yéen nit bu ñëw am jàngoro yi sida di ko dund ñu xam société bi ak nu ñu mel ci beddi nit ci exclure nit ci mën la jël tegee la de côté bu ñëwee ci yéen naka ngeen koy tàggatee ba delloo si waat ko. alors nit kooku déjà si ñun lay commencer parce que si ñun ñoo koy annoncer service santé yi communautaire wala public ñoo koy annoncer alors loolu dañ ci gëstu bind ci ay documents tàggat ci prestataires yi loolu la ñu wooye counseling déjà balaa ngay wax nit ni balaa nit di def testu sida da nga war a waxtaan ak moom est-ce que xam nga luy sida est-ce que xam nga nu muy wàllaatee jàngal ko ba mu xam lan mooy sida ak lan la sida ëmb yépp bu mu leer ci boppam nga ne ko feebar boobu ma la expliquer ba pare moom laa bëgg nga dem defi test bi c'est gratuit doo fay dara mais il faut nga def test bi mu wax la waaw dinaa def wala déedéet du ma def am na ñoo xam ne bëgguñu def di nga waxtaan ak moom tax bëgguloo def amu ne ko mu def test bi su defee test bi yow yaa ko war a jox résultat am xam nga léegi sax sida yomb na mais ñun man ba may nekk médecin maladie infectieuse boobu presque garab amul woon donc boo woowee nit di ko annoncé ni dafa am sida presque dafa mel ne da nga koy annoncé ne ko yow da ngay dee léegi c'est facile parce que nit ki da nga naan ko mais sida du dara c'est comme non maladie da ngay jël sa ay garab xoolal diw et cetera amul problème chaque jour nga gis ko am sida mais temps yooyu metti woon na donc nga annoncé nit ki annonce bi am na noo koy defee également donc comme dama ne la da ngay annoncé nit koo xam ne tu es presque sûr que li nga koy annoncé lu metti la il faut nga ko annoncé ko ba nga xam ne ak la manière ah ak la manière il faut nga def ci la manière
xool ku nekk li mu àttan nga ko koy jox ndànk-ndànk boobu muy dugg ci biir boppam ba pare doo ko bàyyi nga accompagner ko soo bëggee yow même en tant que prestataire tu peux te faire aider dans l'accompagnement de la personne mën nga seet sa benn collègue wala assistant social wala benn communautaire wala kenn ku am déjà sida ci sa patient yi nga boole kook moom pour mu accompagner la ko tegoon nañu ay services yu bare lu demee ni kii ay des repas communautaires yoo xam ne dañuy invité ay repas pour échanger expérience yi wala des groupes de parole yoo xam ne ku nekk wax li nga ressentir ak noo ko ressentiré ressenti bi nag je pense que ku am sida moo ko gën a mën a génne mais man li ma ci xam mooy nekk na loo xam ne métti na ba pare ku nekk ak ni nga koy vivre am na ñoo xam ne boo leen annoncé mën nañ ne tekk waxuñu dara mais tu sais pas ce qui se passe dans leur tête am na ñoo xam boo leen ko waxee ñu tàggoo ak seen sago jooy yooxu keneen toog ne la ay docteur sama àddina yàqu na et cetera donc ñun suñu rôle mooy ramener ces personnes là te comme je dis léegi gën na yomb comme garab am na dalal sa xel wax la fan nga mën a fajoo naka nga mën a def ba am garab naka nga mën a def ba vivre sa vie normalement ba doo ko wàll sa compagnon naka nga mën a def ba vivre sa vie normalement doo ko wàll keneen donc en ce moment je pense que am na avancé yu bare ci faj voilà ci faj feebaru sida boo xam ne amatul annonce bi metteetul léegi ci garab gi ARV yi yéen da ngeen koy maye état du Sénégal da koy maye mais am na ay yenn garab yu ci mel ni ay antibactérien ay antifongique yooyu yoo xamante ni patient bi da koy jënd ci loolu ñu dem seeti benn élément. fukki junni ak juróom-ñaar téeméeri boîte yoo xamante ni ay antibactérien la juróom-ñetti téeméeri boîte yoo xamante ni ay antiviraux la ak lu ëpp ñaar fukki junni boîte yoo xamante ni ay antifongique la mooy garab yi nga xamante ni roi bu Maroc jox na ko nit yi nga xamante ni ñooy dund ak doomu jàngoroy sida garab yooyu rek dina tax ba ñu fecc yenn infection yu ñu tuppee opportuniste yoo xamante ni ci feebar bi lay bokk. yoo xam ne pour ñun dafa am solo parce que bu fekkee ni état dafay góorgóorlu antirétroviraux yi nga xam ne mooy garab yi nga xam ne ñooy xeex directement doomu jàngoro sida état daf koy joxe gratuitement malade yi am sida saa yu ñuy ñibbi dañ leen jox garab mais dañ leen di jox ordonnance boo xam ne dañ koy jënd donc garab yi ñu roi du Maroc may mooy garab yoo xam ne mooy yi bind ci ordonnance yi ñu koy jënd. garab yi ñu leen may dina tax rek ba mu soulager ñu bëri ci ñenn ñi nga xamante ni ñooy dund ak doomu jàngoro bi ndax kat garab yooyu dafa rek seer. dama bëgg wax rek que ni malade garab yu am importance la garab yoo xam ne day dem directement ci malade bi nga xam ne moom moo ko naroon cher ce qui fait que am na si sénégalais yu ko am ñu xam lan lañ am mais mënuñ leen faj parce que ñoom ñoo war a jënd garab te amul luñ ko jëndee et donc loolu ba ñuy jox ni dina tax dina dimbali ñu bëri si ñoom pour ñu faj bu mucc ay mu ngi dépendre ci ban feebar la maa ngi doon wax léegi ci tubaab ne ko yenn feebar yi mun na doon lépp ay millions pour nga wër pour dire rek yaa Sénégalais yu bëri duñ mën a jënd garab yooyu et donc lii dina dimbale lu bëri si ñoom pour ñu am faj bu mucc ay. bii mooy ñaareelu yoon bi nga xamante ni roi bu Maroc dina joxe ay garab waaye dina tax rek ba patient yi soulagé wu ndax kat prise en charge bi dafa rek cher même bu fekkee ni sax antirétroviraux yi fii ci Sénégal dañu koy maye. docteur ñu gis ne ki nga xamante ni moo di buuru Maroc di roi Mohammed V bi mu fi ñëwee maye na ay garab ay antifongique ay antibactérien loolu lan mooy njëriñam. waaw don boobu dafa am solo parce que comme ni ngeen ko xamee sida mooy feebar boo xam ne état dafay jël en charge garab yi mais garab yi état di jël en charge mooy garabu sida mooy les ARV les antirétroviraux mais ki am sida léegi maa ngi leen expliquer que ni virus bi antirétroviraux virus bi lay attaqué mais virus bi bu duggee dafay xeex ak globule blanc wu nit ki ba nga xam ne kooku day am ay feebar yu yomb yu koy dal yu tudd maladie opportuniste comme son nom l'indique c'est des maladies yoo xam ne dañu opportuniste parce que dañu xaar ba nit ki amatul moyen de défense ñu attaqué ko ça c'est opportuniste ñu tudd leen les maladies opportunistes même tuberculose c'est une maladie opportuniste donc mais tuberculose heureusement moom tamit état bi day mayee garabam
mais am na yeneen genre maladie mooy candidose yi mooy les certaines maladies virales ay surinfection la yoo xam ne day nekk ci feebaru sida day ànd ak feebaru sida mais garab yooyu am sida également terewul sénégalais nga comme beneen sénégalais yow boo demee hôpital feebar am angine wala dara dañ lay bindal ordonnance donc ki am feebaru sida bu ñëwee test yi danañ ko may ARV yi dañ ko koy may mais état mënu mayee lépp parce que en fait état li muy mayee ci poosam lay génne xaalisam la donc 1,3 milliard la état di génne chaque année pour jënd garabu sida rien que pour ñu am sida mais yeneen garab yi dañ lay bindal ordonnance boobu da ngay ñibbeeg sa kër ñi am sida wax naa ko léegi sida ñi gën a néew doole lay dal donc ñooñu des fois duñu am lu ñu jëndee ordonnance yi foofu la garabu sa majesté le roi Mohamed VI baaxee parce que comme garab yooyu mooy yi ñu leen di bindal ci ordonnance moom daf ko maye tant que garab yi ñu ngi ci district bi ku ko soxla ñu may la ko parce que don la waaw donc je pense que am na solo pour ñu am sida garab yooyu bokkul ci garab yi état di maye donc dina baax ci poche population bi. ci loolu wax nga léegi tuberculose ak sida ci seen journée scientifique yi ma dégg ci ni yenn garabu tuberculose yi day daal di yàq garabu sida bi connexion boobu entre tuberculose ak sida naka lay demee. non si tuberculose ak sida ñoo ànd. malade si dinaa leen première infection opportuniste su sida moom mooy tuberculose donc ñoo ànd boo amee sida tuberculose daf lay yeb garabu tuberculose du la teree jël garabu sida mais dafa am benn molécule boo xam ne muy efavirenz dañu xalaatoon ni garab bi buñ koy jël di ko boole garabu tuberculose il faut ñu yokk dose bi te dafa nekk garab boo xam ne dafa daan am ay effets secondaires yoo xam di la géntloo gént yu bizarre di la xalaat yu bizarre ba nga xam ne ñi ko daan jël dañuy dem di am ay genre trouble psychiatrique ba gis nga ci études yu ñu wane am ñoo xam ne dañu xaru ji sax tellement liñ doon gis ak te loolu garab bi moo leen koy def mais pour ñoom am na lu ñuy gis dañuy gis ay jinne dañuy gis ay nit yu wax ak ñoom yu demee noonu donc ñu ne pour wàññi effet yooyu kenn warul yokk garab bi mais am na ay études yu taxaw seetlu ni soxlaatul yokk garab bi wala am na yeneen garab su fekkee ne nit ki dafa am sida bu ko jox dafa am tuberculose day jël garabu tuberculose bu ko jox efavirenz am na beneen garab boo xam ne dañ ko mën a jox mooy les anti-intégrases muy garab yu bees yoo xam ne mën nañ ko utiliser. sida ak hépatite ci journée scientifique bi di wax ngeen ci. waaw parce que sida ak hépatite ñoo nuroo nu ñuy wàllaatee hépatite MS par maladie sexuellement comme day wàllaate sexuellement hépatite day wàllaate par le sang. hépatite day wàllaate transmission mère enfant exactement comme sida nu muy wàllaate hépatite effectivement même prévalence la ki sida dans les populations mais la différence mooy hépatite mën nañ ko faj donc léegi plaidoyer bi mooy nañu def ba am accès ci garabu sida yi war nañ ko mën a def ba am accès ci médicaments contre les hépatites donc ñun aujourd'hui boobu plaidoyer la ñuy def xam nga pour que malades yi aussi ñu am garabu hépatite surtout hépatite C bi nga xam ne moom tamit dafa gaaw a rey parce que day attaqué foie indi léegi ay problème xam nga donc man damay wax ni ñun ay acteurs de santé lañu man tey maa ngi programme sida mais su ma yeewoo suba ñu ne ma léegi docteur Thiam demal programme hépatite mais je serai obligé toog ci programme hépatite am ci ay xalaat def ci loolu moo tax man ni may xeexalee programme sida noonu laa xalaat ni noonu laa war a xeexalee programme hépatite parce que li am solo ci man du feebar bi war a programme bi li am solo mooy nit ki nga xam ne moo taxaw sama kanam ma war ko aar ba amul sida wala bu dee dafa am sida ma war ko faj ba sida du ko faat bugguma nit kooku ma faj ko ba sida du ko faat mu ñibbi këram ñu woo ma ne ma docteur sa malade hépatite faat na ko loolu du ma neex. docteur ñu seeti élément de dellusiwaat. programme bi quand même def nañu ay jéego yu mag vraiment def nañu ay jéego fi mu ne nii tembe foo toll ci Sénégal mooy poste de santé mooy centre de santé jigéen bu wan lor bu ñëwee sage-femme bi tàggat nañ ko dina ko proposer ndax bëgg nga def test dépistage te am na testam yi séance tenante bu ko defee bu nanguwee rek waxtaan bi nga xam ne moom naka lay xool mu ëmb beeg yooyu mu proposer ko test bi mu def ko. beneen jéego aussi bi ñu def mooy garab yi parce que garab yi aussi c'est très important mënuñu la dépister ne amoo garab buñ la jox
ganu prévalence bi tollul noonu donc garab yi aussi mi ngi fi macha allah mais lu ñu gis mooy jigéen yi dinañ ñëw consultation même suñu ñëw sax am nañ ay pexe ay stratégie avancée nañ dem fekk leen ci communauté bi te ci kaw loolu tamit maa ngi def benn clin d'œil bàjjenu gox yeeg relais yi ak médiateurs yi ñu ngi def liggéey bu mag a mag ñu ngi koy rafetlu beneen affaire bi ma bëggoon wax ak yéen mooy xale yi suivi xale yi naka la ñuy def pour xale yi nga xam ne ni ñooy juddu ci kaw programme PTM bi ñu bañ a seen yaay bañ leen wàll gis nañu ne des na suivi bi am na gaa mais des na lu bari parce que bu ñu jëlee fukki jigéen ñu ëmb ànd ak doomu jàngoro bi ci fukk yi amaana juróom-benn yi dinañ leen mën a suivi jox leen garab xale yi nag duñu àgg sax ñeent loolu doy na waar et que yeneen dëkk yi dafa xeewi gisatuñu sax xale buy dund ak doomu jàngoro bi donc ñun foofu la ñu toll ci xeex bi ñu ngi def suñu kéemtalaay kantan partenaires yi aussi ñu ngi jàppale ci loolu. docteur ñu gis ni jigéen bu wanee lool rek léegi dafay nekk obligation ci moom mu def test VIH sida ñu dépisté ko loolu est-ce que pour xeex li nga xamante ni moo di wàllante bi am ci diggante yaay ak doomam la. bon du ma wax obligatoire mais jigéen bu ëmb daal boo ñëwee dañ la offrir test VIH dafa war a obligatoire nag wax bi xam naa c'est un lapsus mais c'est assez révélateur je pense que dafa war a obligatoire pour que ñu aar xale yi bi nga xam ne tamit dafay ñëw ci àddina te warul ñëw ak handicap bu toll nii am sida xam nga war a jël traitement toute sa vie donc léegi dañu tàggat sage-femme yi ba nga xam ne jigéen bu ñëw ñu proposer le dépistage mais loolu benn étape rek la bu ñu la proposer dépistage ba nga positif da nga war a jël traitement donc il faut que ñu tàggat sage-femme yi ñu joxe traitement boobu boo jëlee traitement tamit pour aar sa doom la donc à la fin ca càppaandaw ga il faut que ñu xool ndax xale bi am na sida mais li ñuy seetlu mooy sage-femme yi dañuy def dépistage rek après femme bi bu accouché sax presque dootuñu ko gisati wala ci beneen service lay yóbbu doomam pour vaccination bi pour pesée bi donc duñu toujours am information yëpp depuis bi femme bi di def dépistage bi ba doom bi di juddu ba am presque at pour ñu dépister ndax am na sida wala amul sida parce que suñ soog a juddu anticorps yaay bi day nekk si yaramam donc boo ko dépister mu am sida ça ne veut rien dire mën na am deretu yaay ji mu nekk ci moom mais bu demee ba ci kanam ba am lu tolloog ay 6 mois ba jëm 1 an foofu la ñuy defee dépistage bi léegi pour xool ndax am na sida wala amul sida ñun nag man en tout cas si sama xalaat PTM bi dafa war a bañ a yem ci dépistage ku jigéen ki mais dem ba sage-femme bi ci boppam am information bi que xale bi mucc na wala en tout cas kii faj xale bi dem ba xam ne xale bi mucc na ñuy doog a mën a wax ni prévenir nañu la transmission mère enfant. ci loolu docteur Ndeye Fatou Ngom mu daal dina ci génnee beneen tolof-tolof muy wax ni bu dee pour faj yaay ji amul problème mais suivi bi ci doom bi noonu nga ko expliqué sànq moom loolu la wax suivi bi ci doom bi aussi dafa am problème parce que xale yi des fois pour ñu dem ba garab yi nga xam te ne xale yi moom lay war a jël day am jafe-jafe. suivi xale yi. moo gën a am problème ci prise en charge sida li ko waral bare na d'abord xale mënu indi boppam il faut que mag indi ko xëy na yaayam moo ko war a indi yaayam tëdd na feebar wala yaayam nekk fi muy orphelin yi en tout cas ki ko war a indi xëy na amul paas bu mu ko indee en tout cas souvent également indi wuñu seen doom parce que bëgguñu ko leen xamal parce que boo feebaree dem di faju jékki-jékki indi sa doom xëy na ñoom ci seen xalaat ak autostigmatisation mën nañ xalaat que ni ku gis lii mën na xalaat ni lii la wala ku gis garabu xale bi parce que xëy na xale yi niñ koy vivre ak mag yi duñ ko ni ñu koy vivre du benn donc je pense que am na liggéey bu bare boo xam ne des na ci li ñuy liggéey ci faj xale yi d'abord chercher les enfants ana xale yi am sida man damay wax ne xale yi am sida xam nañ fi ñu nekk parce que jigéen bu am sida mooy jox doomam sida donc ñun malade yu jigéen yi ñuy faj te léegi nee naa la jigéen ñi ëpp ci ñiy ñëw il faut que ñu jàppale ñu ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sa doom faju dépisté wu faju je pense que loolu mooy première étape bi ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ak ñu nekk ci association yi il faut kenn ku ci nekk indi sa doom ñu seet ko faj ko donc parents yi aussi nangu et puis xëy na loi bi wax si dara
parce que jusqu'à présent balaa ngay dépister xale il faut que parent am joxe consentement donc pédiatre bi nga xam ne xale bi feebar na ñëw ci moom mu xool xale bi xam ne xale bi xëy na am na sida balaa muy def testu sida il faut mu laaj parent alors que bu dee beneen feebar da ngay dem def sa ay bulletin ñu dem analyse def ki mais pour sida ñun waa sida daal ñun ñoo créé loolu pour sida il faut que ñu woo parent mi ne ko toogal kii de dañu xalaat lii ak lii ak lii dañu bëggoon def dépistage bu dee femme parent bi bëggul ku ko xamal doomam mu ne la man d'accord ma da ngay bàyyi xale bi mu dee loolu tamit war nañ ci wax donc problème baa ngi noonu. docteur ñu gis ni fii ci Sénégal taux de prévalence bi comme ni nga ko waxee woon ci Sénégal sànq 0,7% la. léegi ñu gis ni sida wàññeeku na est-ce que ak at yi ngi am jéego yi ngeen ci def yëpp moo waral résultat boobu. waaw je pense que sida man damay wax résultat bi boo seetloo ci àddina bi yëpp ñoo amandoo résultat parce que sida mooy maladie boo xam ne dafa jóg rek àddina bi yëpp jóg contre ko. comme ni ñu jógee contre Ebola mu jóge fi noonu la ñu jógee rek kenn neewul sa morom jógal ñëpp a jógandoo donc jéego yi am nañ ko Sénégal mais man damay wax modestement am nañ ko fépp ci àddina bi sida mi ngi reculer loolu aussi phénomène naturel la bu ngeen seetloo phénomène de santé yëpp day cycle bi mën na gàtt rek am na yoo xam seen cycle dafa gën a gudd mais dina commencer yéeg atteindre benn plateau et puis après dina wàcc xëy na du wàcc ba jeex parce que amu fi benn feebar bu ñu éradiquer en dehors de la variole mais am na jéego maintenant li ñu dese pour man mu gën a metti parce que li ñu dese non seulement war nañ ko def bu gën a gaaw bu gën a bu yokk suñu ay pexe pour mu gën a bar ñu gën a gaaw am résultat mais amatuñu moyen parce que am na problème yu yeneen yu bëri yu am ci diggante bi Ebola ñëw na il faut que ñu def xaalis denc ko pour xëy na sax les urgences sanitaires parce que maara day taali bu Ebola installé woon ñu fàtte sida même man damay soli sama blouse dem faji Ebola ba pare doo ko dellu si ci sida parce que bu boobaa urgence bi Ebola lay nekk Zika mi ngi fi mën na indi ay problèmes il y a les problèmes liés à l'environnement c'est des priorités partout dans le monde. Il y a les problèmes liés au terrorisme, c'est des priorités partout dans le monde. Donc, tey sida warul nekk, on a parlé des maladies chroniques non transmissibles, diabète, hypertension, on a parlé aussi des hépatites. Donc, yooyu yëpp tey bu ci nekk dafa nekk priorité xam nga ba nga xam ne je peux comprendre que il faut que ñu xool naka la ñuy def ba en tout cas gën a efficace ci suñu feebar bi ñuy faj feebaru sida bi pour bañ ci def kii pour bañ ci def bañ wàññi yàq bi bu dee yàq amoon na en tout cas ba pare en tout cas def ay jéego pour gën a efficace ci xeex feebaru sida. docteur ñu ngi ci cëppaandawu émission bi lan mooy say kàddu yu mujj. tëj bi rek mooy di lancer un appel pour que la mobilisation continue xam nga damay wax ni daan feebaru sida ci Sénégal yomb na. mais il faut que ñëpp jàpp ci il faut que autorités yi jàpp ci il faut que population bi jàpp ci il faut góor yi jàpp ci il faut mag yi jàpp ci mais leneen li nga xam ne message bi ma bëgg a wax jeunes yi laa koy wax jeunes yi yàlla dimbali na leen ba nga xam ne ñoom infection sida barewul ci ñoom nañu góorgóorlu parce que bu ñuy yaakaar génération sans sida jeunes yi tey jii ñoom ñoo war a dig ñu génération sans sida en 2030 donc parce que ñoom ñooy les adultes de 2030 donc il faut que ñoom ñu protéger seen bopp ku ci nekk seet ci sa bopp naka ngay def ba aar sa bopp ba nga xam ne au rendez-vous de 2030 di ci nekk sans sida. mu nekkoon seen émission SOS santé ñu amoon mbégte lool di dalal docteur Safiétou Thiam nekk njiital CNLS di conseil national de lutte contre le sida docteur ñu ngi lay jaajëfal. mbokk yi xarit yi ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon ci seen émission SOS santé. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki téléspectateur Dunya TV ñoo ngi leen di nuyu foo leen mën a nekk ci seen émission bi di majalisul ulama di jataayu borom xam-xam bi
tey nag ñu ñëwoon ci xadara boo xam ne suñuy wax xam-xam rek wala di wax alxuraan xel yëpp war naa dem ci xadara maam bu Kunta tabarakallahu di borom Njaasaan ñu bëggoon ci à travers émission bi ni majalisul ulama ñu xam ci kan mooy alxaaji maam bu Kunta. Cheikh bu Mouhamed Kunta mi ngay laaj moom moo sos dëkk bi ñuy tudde Njaasaan ñi ngi ko sos itam ci taarix bu wér 1883 ci la ko sos. ñu ñëw pour hip hop nañu jóg taxaw